jaageen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ca ni élection tabboom pencu ndaw réew mi mees naa wax ni fi ñu toll nii wax ci néew moo ci nekk ndax ëllëg dimanche lay doon juróom-ñetti wax suba bureau de vote yi war a mën a ubbi diwaanu Ziguinchor moom góor ba ca gox ba nee na lépp noppi na géej juf lay wuyoo daañu ko dégg ci biir xabaar yi ndax def na nemmeeku xool bureau de vote yi ak centre yi ak lépp jëmtukaay ngir wat bi tegu ci yoon doon ci bokk itam xabaaru marax yi lu jëm ci Sénégal sant gërëm taskatu xibaar yi taxawaay bi nu amal boobaak léegi ba campagne bi tàmbalee ba jeex na gën ni bërki démb wala boog démb lu mu ci mën doon nekk na waxtaan boobu seq na ko ak taskatu xibaar yi dañu dégg Babacar Diagne ci biir xabaar yi itam dana ca bokk diwaanu Louga am ndaje am na fa ni yàpp CRD waxtaan loon gu yaatum ndax dafa am projet bu toll ci juróom fukki junni ci ay lampadaire day lamp mbedd yu ñu war a def ci mbooleem commune Sénégal yi waa Louga rafet lu ko daañu ci ànd ak correspondance su Seykou Diallo daañu xuus ci lu soxal article de la semaine tey jii Serigne Malick Cissé dañu fàttaliwaat ana kan moo doon Babacar Touré mi samp groupe Sud Communication nekkoon fi itam kilifa bi ngànkoon ay jamono Sénégal ba mu génnee àdduna tey jii itam jàppale ni groupe ba mu fi bàyyi delloo na ko njukkal daañu ci ñëw lii moo fes ni ki faram fàcce gi. ñu gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci li soxal Sénégal di actualité bu fees muy tabbum pencu ndaw réew mi élection législative Sénégal war a tabb lu toll ci téeméeri député ak juróom benn fukk ak juróom lu toll ci juróom benn million ci ay doomu réew mi bindu nañu ci liste électorale yi war a tàggale juróom-ñetti coalition ñu war caa tànn lu mel noonu nag tax na bànqaas bi ëmb société civile bi taxaw nañu waxtaane wàllu guy ma leen bëgg mooy fexe ba lépp tegu ci yoon ci wàllum jàmm ak dal waaye itam leeraangeem am na luñ samp taxawal ko ay observateur toll na ci juróom-ñetti téeméer yuñ tas ci mbooleem diwaanu Sénégal yi ak jëmtukaay gën war a àndal ndaje man ci wate woon yaatu woon lool kenn ci ñoom ñu ko duppee Cheikh Gueye moom mooy jiite kuréel bi ngànk mbooleem collectif bi société civile yi am na lu mu ca dénk Bara Sow. À l'occasion de cette observation, nous allons déployer plus de 800 observateurs. lu ëpp juróom-ñetti téeméeri saytukat di ay observateur dinañ leen yónni ci terrain bi si juróom-ñetti téeméer yooyu am na juróom yoo nga xamante ni ay coordonnateurs nationaux lañu. dinañu am ñeent fukk ak juróom benn observateur yoo nga xamante ni du yem rek kon ci bésub élection bi te ñu mën leen seetlu kon ci département bu ci nekk ci réew mi rax ci dolli ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn observateur dinañ leen yónni kon ci bésub élection yi ci bërëb yi nga xamante ni foofee la ñuy voté mission bi nag tey jii lay tàmbali jaarale ko ci taxawaluk li nga xamante ni kon mooy situation room woo nga xamante ni ñetti banqaas ñoo ko seq banqaas woo nga xamante ni wàllum technique lay yëngu muy ñi nga xamante ni lépp loo nga xamante ni jot nañu ko ni ki information ci agent yi nekk ci terrain bi dinañu ko saytu balaa ñu kaa yónni ci banqaas politique bi nga xamante ni ay plénipotentiaire collectif société civile bi ñoo ko séq ak ay leaderama foofee la ñu jëlee yenn dogal yi foofee itam la ñuy signaler yenn lënc yi nga xamante ni seetlu nañu ko ci bésub élection bi balaa ñoo amal kon lii di ay recommandations. Et qui va également préparer les recommandations qui seront faites. yooyu kaddu du Cheikh Gueye waaye professeur Babacar Gueye lam di ab constitutionnaliste jiite bànqaas bi ëmb kuréel yi nga xamante ne bi foruñu fenn ci wàllum politique ci bëgg élection yi tegu ci yoon kàddoom Abdourahmane Ly moo ko tekki ci wolof xabaar yi wéy ak diwaanu ko Ziguinchor jamono jàppale ni gouverneur gox ba moom itam def nag wër ci mboolem bureau de vote yi ak centre ya ngir càmbar matériel bi ci wàllum élection ana fan la tollum xel mën naa dal lépp yéwén na yemb na itam ak ña ko war a gunge ni ay kilifa yu war a ŋànk centre de vote yi gouverneur Géej Diouf waxtaan na ak Assane Ba. mais li ñu gis dal na xel parce que matériel électoral bi ñu waroon a jot yëpp préfet yi ak sous préfet yi jot nañu ko conditionné nañ ko defar nañ ko ba mu baax. ñu jox ko force de sécurité yi maanaam l'armée bi gendarmerie ak police pour que ñu mën ko yóbbu ci centre de fi ñuy wootee donc loolu nag gis nañ ci taxawaay bu am solo ci ñëpp
jàpp nañ ci ba matériel bi macha allah lépp yemb na pour que dimanche ñëpp ñëw woote. ci sécurité bi mën nañu wax ne aussi disposition yëpp jël nañ ko. L'armée ci zone yi nga xamante ne moom lay assurer jël na dispositif yi gendarmerie aussi def na dispositif am ba pare police moo nekk ci commune Ziguinchor pour assurer sécurité bi donc ku ci nekk am nga ci taxawaay ba nga xamante ne wóor na ne dimanche dañu woote ci jàmm te jafe-jafe du bëri. ñu ñaax rek di rafetlu. ni campagne électorale bi tëddee ci région bi gis nañu ne waay politique yi def nañ seen i campagne teg ko ci xam-xam teg ko ci ku nekk jéem a wax li nga xamante ne moom nga fas yéene def boo demee assemblée nationale def nañ ko ci jàmm ak ci salaam. donc ñu ñaax rek ñi nga xamante ne ñooy waaye woote yi nag ñi nga xamante ne ñoo war a dem woote ji bu dimanche nañu xool ci nii ñooñu defee campagne bi ci jàmm ñoom aussi ñu dem woote ci jàmm dem dellu seen kër yi xaar ku gagné rek ñu félicité ko ki gagnéwul muñ ba beneen jamono. gouverneur région bu Ziguinchor ak Assane Ba sunu correspondant ba ñu fa nekkal daañu toppaat yëpp incha allah nam gën a yaatoo fekk na itam tey ji convention des jeunes reporters bi ëmb kuréel yi reporter yi ci Sénégal juróomi téeméeri gilet joxe na ko mbubb la mënuy ràng taskati xibaar nekk ci terrain bi ngir ñu mën a ràññeetle ba seen liggéey ñu mën koo def ca na mu war ci doo am benn jafe-jafe boole ci ak tàggat ak fàttali leen yoon may ak leen yoon xañ loolu lépp ci kanamu kàngam yi ci teewaayu kilifa fa Sénégal itam ñu xuus ànd ak gëstu Mamadou Sy. benn reporter benn gilet loolee di convention des jeunes reporters daal di bëgg niki tey daal di nañu joxe lu toll ci juróomi téeméeri gilet yi nga xam ni dinañ ko jébal journalistes yi ak techniciens de médias yi seen bëgg-bëgg moo di fexe ba aar reporter yi waaye itam moytandiku bépp risque bu mun a am ci terrain bi. tenue boobu dafa bokk si lu mun a identifier taskatu xibaar bi sur le terrain parce que gis nañ ni fii si biir Sénégal léegi jafe na ay manifestation am wala élection am reporter bi dem ba jeexal te du am benn jafe-jafe. tax ñun nag ba ñu toogee xalaat ñu xam ne kat tey jii ñun suñu rôle la parce que waruñu rek toog xaar ba reporter yi am ay jafe-jafe ñuy woote si rajo yi di génn communiqué du dénoncer dañuy anticiper. CNRA di rafetlu bi lay initiative. Babacar Diagne di sàkku ci acteurs yi nekk ci presse bi ñu daal di booloo ngir ñu mën a xeex bépp xeetu agression. raam ni jëm ci ñàkk bi baaxul topp rek di xarab journaliste di leen violenter verbalement léegi sax même physiquement loolu duñu ko nangu. convention jeune reporter CORED CEDEPS ak SYNPICS ñëpp dañu war a doxante loxo pour lii am ñu fexe ba mu dañ ba na même bu amee du ñu nangu impunité. ku ko def gis ko. bu weesoo yile gilet taskatu xibaar yi dañoo war a fexe rek ba am taxawaay bu am solo gannaaw bu ñuy joxe xibaar ci terrain bi nag reporter bi dafa war a am melokaan bu mu war a mel. yaakaar naa ne bu ñu nekkee ci terrain bi suñu arme bu gën a efficace mooy wax dëgg bi xew ci terrain bi lu leer nañ bañ a faral kenn suñu liggéey mooy wax information même bu ñu bokkee ay bërëb di xamante ne bokkuñu ay kër. waaye suñu métier bi mu ñu rassemblé ci terrain bi bu amee ñu xamante dañu leen di agressé ou bien ñu leen di mën a bëgg a bundu xatal yéen journaliste ci terrain bi da ngeen war am devoir de solidarité seen biir. ay waxtu rek des laata ñuy amal élection législative yi convention des jeunes reporters du Sénégal di fàttali rek taskatu xibaar yi lan moo war a nekk seen taxawaay waaye itam di sàkku ci homme politique yi ngir ñoom itam ñu mën a bokk ci ñuy aar reporter yi. Mouhamadou Sy jaajëf lu jëm ci campagne électorale bi jàll na ñaar fukki fan yu taskatu xibaar yi ak mbooleem kër yi daal di àndandoo ak juróom-ñetti coalition yi Babacar Diagne moo jiite CNRA bànqaas bi ñu génk lépp luy tënk ak yamaleeg teg ci yoonu jubbant di CNRA lu ni mel tax na ba mu gis ni liggéey bi rafet na waaye nag ñoo def na xambin ca mooy li ñu dëgmal mooy daal di topp nag élection yi ba joxe résultat yi lépp am na lu ci war journaliste bi am na mu dénk Mamadou Sy. la ñu gis télévision bi gis rajo yi xam nañu ne campagne bi jaar na yoon waaye nag dina yomb rek ngeen foog ne loolu ngeen gis rek loolu ngeen dégg mooy campagne bi déedéet dafa laajoon ñu wax ak mandataires yi laajoon ñu wax ak parti politique yi laajoon ñu woo leen ne leen lii yaa ko wax xool ko dégluwaat ko
ndaxte am na yoo xam ne da nga koy wax ci tàng-tàng boo ko dégluwaatee rek xam ne da wax nga jëyee waaye ñoom ñëpp nag ku ma ci waxal wax dëgg yàlla di nga ne Babacar wax nga dëgg wax dëgg yàlla lii war ma koon wax wala lii bett na te loolu gëj am na fi ba tey. wax dëgg yàlla campagne bi jaar na yoon laajoon na liggéey bu bëri nag liggéey bu bëri laaj na ko waaye jaar na yoon may félicité rédaction yi ak ndaw ñi. très souvent dañu naan waaw journaliste yu ndaw yi nangam déedéet man gis naa ba tey ay journalistes yu ndaw ay jeunes mais am des comportements très responsables mu lu neex lool. waaye li ma gis ci xale yi léegi gis naa ci ñoom jom gis naa ci ñoom fonk seen métier xanaa dimbal leen rek. Babacar Diagne jiite Sénéra lu ni mel daañu toppaat lépp lu jëm ci campagne beek na mu gën a yaatoo fekk na itam élection tabu penc ndaw réew mi am na bureau de vote yoo xam dafa dooleeku yees loolu mi ngi soxal diwaanu ko Mbuur ak la ko wër mu amoon yenn ci ay bureau de vote yu ci yokk woon loolu mi ngi amoon ci élection locale yi mu xaw na jaaxal lool électeurs yi ndax xamuñu woon ana fu nu war a woteem loolu lépp tax na ba leeral lu mënta ñàkk lay doon ak kuréel bi ñu dénk seddaa ci barab bu ni mel faram fàcceek Muntaga Kan ci càkkuteefu comité électoral bi ci la nguur gi taxawale ay bureau yu vote yu yees loolu sax moo waral ba ñu bari ci ñi ca bokk jotuñoo voté ci élection locale yi. Malheureusement, y en a qui ont été prendre leur carte, y en a ci ñooña am na ca ñu demul jëli seeni carte électeur ñu ci bari ba ñu demee jëli seeni carte ci bésu vote yi xamal nañu leen ne nekkuñu ca liste bërëbu vote yooyu. démarchement de ces bureaux de vote où ils avaient l'habitude de voter. kilifay seddaa yi ñoom nangu nañu ne électeurs yi defuñu ci dara ki ñu gàll responsabilité bi administration centrale bi la. parce que dañu gis ne tamit loolu buñ ko deful woon kon électeurs yi nga xam ne defuñu dara ci affaire bi amuñu benn responsabilité ci erreur yi nga xam ne dañ ko relever vraiment ñooy perte ci affaire bi. On s'est dit que vraiment il faut que ñu trouver solution pour que électeurs yi mën a voter. Même si des corrections war nañ ko def après sur les cartes électorales c'est les cartes d'électeurs donc am naa yaakaar ne vraiment dinañ trouver solution. bu ñu sukkandikoo ci ki jiite SEDA kilifa yi fi nekkal nguur gi jël nañu ay matuwaay ngir indi saafara ci yile jafe-jafe. jot nañu informer sunu kilifa yi à Dakar au niveau de la Sénat sur cette affaire-là et sànq préfet woo na ma pour wax ma ni dafa am réunion bu ñu war a tenir suba ak les responsables politiques. parce que am na benn solution bu ñu envisager. moom njiitu SEDA rafetlu na bu baax a baax taxawaayu waa langu kuje gi ndax ne bi jafe-jafe yi amee gis na ne ñooñee dañoo taxawaay bu am solo ci wàllu jàmmoo ak waxtaan ngir mën a am saafara ci jafe-jafe bi lee. Muntaga Kan jaajëf fàttaliwaat ni yooyu lay bureau de vote ñu ngi ko sampoon ci zone bi nga xamoo di quartier Sonatel Guy Mouride ak Léopold Sédar Senghor ba nekk foofee ca diwaanu Joal xabaar yi wéy ak lu soxal mbirum élection xam ngeen ni léegi réew mi ñu bari ci ay kàngam ak doomi réew mi yàgg nañu fekkee élection ñu ngi ko tàmbalee min xawat na élection tabum pencu ndaw réew mi ñu bari ci Sénégal yi nii waaw noppi nañu jël nañ seen i carte muy seen baat ngir dem def li war mooy dem wote ji delluwaat seen i kër toog gëstu ni reportage Ndeye Maxem Gaye ànd ci ak Sidi Ñaw wote ndaw lii def ko wareef moom noppi na ngir wote dimanche bile moom sax mi ngi ñuy wax ana naka lay vote bi di demee. da ngay xëy suba nga dem ci lieu de vote bi déjà balaa ngaa dem war nga xam ci ban salle ci ban centre lan la orienté déjà nga dem boo demee aussi nga vérifier liste bi ba xam ci salle bi ngay voté boo duggee nga yóbbu sa carte électeur voilà là boo duggee bon am na sax ñu lay guider pour wax la ni ngay def pour bañ a juum quoi. voilà je pense que foofu noonu ngay voté quoi procédure bi noonu lay demee. te nee naa voté ji parce que man bon Tivaouane laay voté ji maa ngi Dakar mais Tivaouane laa ne incha allah bëgg naa dem voté ji bu ne suba la vote yi incha allah. après ils vont Bilab yaay. voilà moo ngi woo Sénégalais yépp ñu daal di dem ci mbañ gàcce yi ngir fësal seen bëgg-bëgg. dem nag parce que seul moment boo xam ne si ngay am exprimer wu en tant que citoyen voilà donc day tax ëllëg si biir. bu président defee nga am ci droit bu député defee nga am ci droit bu maire defee nga am ci droit mais boo toogee ne duma dem voter ji parce que découragé nga peut-être wala am nga loo gis ci élection loo xam ci homme politique yi loo xam ne neexu la mais même ne pas voter c'est voter waaw il faut aller porter son choix
même booy def bulletin blanc sax nga def sa bulletin blanc te nga xam ne exprimé wu nga. dimanche bile sénégalais yi ci la ñuy tabb ñi leen di toogal ci pencum ndaw réew mi mu nekk nag ak occasion boo xam ni itam sénégalais yépp ci la ñuy xam ban coalition la ñuy wéer seeni yaakaar. jaajëf Ndeye Mariam Gaye élection tabbum pencu ndaw réew mi yemul rek ci biir Sénégal ndax depuis atum 1993 la ñu tàmbali di jox diaspora sénégalais ñu tàmbalee woteem ci at yi ñu génn ci 2017 ci la njiitum réew mi daal di jël dogal dagg diaspora bi fukkil bi région ak juróom jox leen fukki député ak juróom ñu ni mel daañu ko tànn ci ay réew yi wuute mat na ñeent fukki réew ak juróom-ñeent ci loolu ëpp na ñetti téeméer ju nekk nangam ci ay électeurs Italie am ci lu toll daanaka juróom fukki junni waaye gox bi ñu pay Milan di capitalu région nord bu Italie fa la électeurs yi xaw a ëppee ndax foofee lu bon am na fa fanweeri junni ak nangam ci ay électeurs lu mel moo tax jokkoon nañu ak consul général bu Sénégal ca Milan di Mamadou Lamine Diouf mu ngi ñuy faram-fàcceel tolluwaay ba ak jumtukaay nu jël. Sur les 8 régions yi ñu am au nord de l'Italie am nañ 33 centres de vote am 66 bureaux de vote sur les 66 bureaux de vote aussi ñu am les centres yi nga xam ne ñoo ëpp bureau de vote muy Milan avec 12 bureaux de vote Bergamo avec 7 bureaux de vote et Brescia avec 6 bureaux de vote ñi ci des yëpp ay 2 bureaux de vote 1 bureau de vote la donc boo ko calculer yëpp muy 66 bureaux de vote moom la ñu am au niveau du nord de l'Italie et parti politique yi aussi ñi fi nekk je crois que boobu ba léegi ñu ngi liggéey ak ñoom amuñu benn problème muy coalition de parti yi fi nekk amuñu ak ñoom benn problème li ñu war a def yëpp def nañu ko li ci am tuuti rëq-rëq daal mooy carte électeur yi moom la nit ñi jël siwul ñu bëri jël siwuñu seen carte aussi am nay carte yoo xam ne aussi jotuñu ci ñëwuñu mais on est en train de le gérer avec les responsables li ci am solo aussi xamal nañ leen carte yi aussi commencement distribution ba élection yi di tëj ku nekk mën nga ñëw jël sa carte électeur carte yi aussi yónnee nañ leen ci bureau de vote yi koo xamante ne jotoo sa carte aussi boo ñëw ci sa bureau de vote je crois que mën nga jot sa carte électeur foofu ci sa niveau de vote nga voter avec toute tranquillité li ma ci yokk rek mooy ñaan ñu dem voter ji ci jàmm Sénégal am jàmm fii aussi ñu voter ci jàmm. mooy Mouhamadou Lamine Diouf consul général bu Sénégal ca Milan dañ toppaat yenn ci dëkk yi ni ko ITV àndeeg yéen waaye itam iRadio bu leen ko mu ràcce saa su ne ànd leen ak ñun ci biir Sénégal waaye itam diaspora bi mboolem seen daañu def kem kàttan ba ànd ak réew yu wuute ngi jox leen résultat yi waaye itam situation bi jëm ci élection tabbum pencum ndaw réewum Sénégal gi ci boppam jàpp leen ni am na ay communes yu bari yoo xam amuñu ay lamp mbedd moo tax ci réew mi lu toll ci juróom fukki junni ci ay lamp mbedd lañ na daal di tasaare ci réewu Sénégal yi ci réewum Sénégal ci mbooleem communes yi lu ni mel moo tax ndaje am na waxtaan ci daanu ko Louga waxtaan bu yaatu xool nus ko nar a séddalee ku ci loo ci war a mën a am mu doon mbégte ci mbooleem maire yi ci biir réewum Sénégal correspondance Seykou Diallo. ngir continuer li première phase bi tàmbali woon programme national d'éclairage public solaire fas yéene na installé lu tollook téeméer ak fukk ak juróom ci ay junni ci ay lampadaires solaires ci biir réew mi loolu nag ngir jàppale bu baax a baax collectivité territoriales yi deuxième phase bi nag dina am ay comité technique yoo xamante ni dinañ ko installé ci njàppandalu gouverneur yi. Et nous avons décidé, en tout cas nous allons proposer pour cette deuxième phase. Si deuxième phase bi nag fas yéene nañu amal ay comité technique comité yooyu nag li leen tax a jóg mooy daal di tànn accès yi nga xamante ni foofu la ñuy amal lamp yi te comité technique yooyu gouverneurs yi préfet yi wala sous-préfet yi ñoom ñoo koy superviser loolu nag ngir moytu jafe-jafe am si tànneefu bërëb yi ñu war a leeral la. Le préfet en personne. Donc ça c'est pour vraiment éviter qu'il y ait des problèmes au niveau du choix des axes à électrifier. Première phase bi nag lu tollook juróom fukk ci ay junni ci ay lampadaires la ñu installé woon ci téeméer ak ñeent fukk ak ñaari commune yooyu la commune nag nekkoon chef lieu de région yi wala sax chef lieu de département yi deuxième phase bi nag commune yu nekk ci biir réew mi yépp dinañ ci bénéficier wu loolu nag li ko waral mooy respecter équité territoriale bi.
On a fait une première phase de 50 000 lampadaires installés dans 142 communes. def nañu phase bu njëkk bi tollook juróom fukk ci ay junne lampadaire te ñu installé ko lu tollook téeméer ak ñeent fukk ak ñaari commune phase bu njëkk boobu nag mu ngi soxaloon commune chef lieu de région yi ak commune chef lieu de département yi loolu nag ngir wàññi facture éclairage public bi ndaxte ci atum 2012 jàpp 2013 amoon na bor bu toll ci ñaar fukk ak ñeenti milliards te mairie yi amaloon ko Sénélec loolu nag nguuru Sénégal jarale ko ci njiitu réew mi daal di war na ko fay ci loolu nag ci lañ waroon a ut solution ci jafe-jafe yi ni mel te solution boobu nekkoon amal ay lampes solaires. Solution, donc il a préféré trouver une solution définitive à ce problème récurrent et cette solution était de mettre de l'éclairage solaire. mairie commune yi nag rafetlu ko rek lañ def ndax suñu sukkandikoo ci ñoom lampadaire yooyu li dina saafara ay jafe-jafe yu métti yoo xamante ni askan wi dañ ko doon faral di dund ci ñàkkub courant bi. Seykou Diallo jaajëf Diallo ci leneen mbir mi ngi soxal mbirum juróom fukk ci ay gëstukat di ay chercheurs yoo xam ñëw nañ ci Sénégal jóge ci fukki réew ak benn ci biir Afrique ak li ko wër doon def ab tàggat ci wàllum management maanaam fexe ban tàggat li ñu ci wàllum gëstum fexe ba lépp luy gëstu ñu war a am jëmtukaay bi war a tax ñu war a ko mën a def ba am xibaar yu wér ci wóor ci leen yëngatu loolu dañ ci ànd ak lëkkaloog professeur Souleymane Mboup mi jiite bànqaas bi nga xamoo di IRESSEF lu di mel bañ ca noppee tàggatu gi kàddoom jot naa jépp wala mu dénk Babacar Seck. di nga am chercheur ñuy def laboratoire ñuy xool maladie ñuy mais am na yu bëri yoo xam ne duñ ko gis mooy ñuy toppatoo machines yi pour ñu dox dafa am importance ñi wane ni lépp li ñuy def qualité la dafa am importance mais ñi ñuy aider ñu gérer loolu lépp mooy management de la recherche et loolu dafay loo xam ni malheureusement doxagul bu baax suñu dëkk yi nekk fii ñoom États-Unis commencé nañ ko presque depuis 45 Europe topp ci te léegi loolu daf fi dugg ci bu baax ci seen habitude mais ñun day loo xam ni manqué nañu tuuti rek ngay gis ñu am expertise boobu moo taxoon nag ñu ni Warima moom nga xam ni organisation bu loolu te professeur Dembo jiite ko te moom tamit fii la nekk ci IRESSEF ak mi ngi nekk Gambie ak ñun ñu nekk fii di Wanetam ñu booloo nag pour fexe ni ñu fexe ba déjà am ay nit ñoo xam ni peut-être ñu ngi koy def mais xamaguñ ko ak ñeneen pour jàngal leen lan mooy management de la recherche loolu nag lañ fi defoon mais liñ ci xalaat mooy suñ fi jógee ñoom dinañ gën a pousser pour que ñëpp jàpp ci bi nga xam ne léegi kuy def recherche rek dinañu wóor ni dina am composante boobu ci écosystème bi parce que gestion bi mooy cœur bi dañ même suñuy def recherche dañu war a rendre ay compte lépp li ñu def dafa war a aw yoon. kàddu professeur Souleymane Mboup moo jiite IRESSEF di bànqaas bu góor bu xol bi gëstu wàllum wér-gu-yaram ci biir Sénégal xabaar yi wéy lii itam beneen bànqaas la ñu ko duppee agence nationale de la statistique et de la démographie maanaam lépp lu jëm ci mbirum nekkinu askanu Sénégal dundin ak doomu aadamam di xam ana ci lu ñu nekk ak lu ñu yëngatu ñu koy tënk ci ANSD dafa taxawal xët mu yees jëm ci wàllum xarala yu yees yi awee ko ci mbirum lënd gi di internet bi mu ngi ko duppee AgriData lañ ca bëgg mooy lépp lu jëm ci mbirum am mbay di mbirum gàncax gi ñu war koo mën a becc dëxañ ko ci barab ba kuy gëstu nga war caa mën a am xibaar yu wér lu ni mel sax ne ñu dana am neexal wuñ ca teg ngir mën a ñaax gëstukat yi ci wàll googee ñu gën caa faxlum ki ngànk ANSD ñu ngi ko duppee Ali Alenar Diop am na lu mu ca dénk suñu reporter. tey dañoo dajaloo fii tey pour prix AgriData prix la boo nga xamante ni agence nationale de la statistique direction de la prévision et des statistiques agricoles ak IPAR ak la FAO ñoom ñoo initié prix boobu pour sargal chercheurs yi ak journalistes yi spécificité prix bi mooy année bi dañ ko tuddee Jacques Faye ku ko xam li mu def ci secteur agricole moo tax ñu daal di ko tuddee prix bi nag dafa accompagner ak benn plateforme site internet boo nga xamante ni ci la ñuy def données agricoles yi nga xamante ni moom la ñuy produire au niveau national ñëpp a xam ni données agricoles boo demee ministère de l'agriculture DAPSA moo ko fay produire ANSD ak yeneen structure yoo nga xamante ni ñi ngi au niveau du système statistique national biñ ko organiser noonu c'est pour que nit ñi nga xamante dañoo soxla données agricoles ñu mën a am indicateurs yi directement ci site boobu ndax calculer indicateurs yi déjà dafa jafe mais soo ko amee foo nga xamante ni mën nga ko faa dindi directement di ko utiliser loolu moo gën
plateforme bi nag yemul ci ay données dong plateforme projet agricole boo soxla aussi tamit mën nga ko am foofu yeneen source de données yi nga xamante ni dañ koy produire ci également ci agriculture soo demee également mën nga xam également fan lañ nekk loolu lañ ko organiser prix bi nag ren dañoo def de telle sorte que dañoo récompenser ñaari chercheurs ak ñaari journalistes. mu doon kàddu jege ci ki ngànk ANSD directeur ba di Alé Nar Diop. xabaar yi wéy ak lu soxal mbirum fondation Sonatel ak lu jëm ci ngeen baal ma fondation Total Énergie moo doon formel toll ci junni ci ay élèves yu banlieue bu Ndakaaru gile ci wàllum sécurité routière anam gi ñu war a mën a xamee tali bi ak duñ ko war a wattandikoo ndax tali bi moom ñoo dëkk jëfandikoo ko lu mënta ñàkk lam bañ ca noppee itam ña doon jëfandikoo boobu lépp tàggatu ñu ca jaax ba génn wane nañ mbégte ci wàllu guddi mel am na it lu ñu proposé ñu teewlu ko moom Fatou Banjour responsable lam ci wàllug ndaw ñi am lu mu ci dénk bu dal njëcc. ndaje mi nag dafa nekk tey loo xam ne dañ ko tëral pour mën a jox ñi nga xam ne ñoo classé premier ci concours bi ñu jox leen ay neexal pour gën leen a encourager mu nekk ñetti école yu nekk ci banlieue bi tey. nga xam ne seen élèves yi dañoo nekkoon ay groupe ñoom ñoo gagné tey concours bi. jot nañu tàggat 10 000 ay ndaw yu nekk ñi am entre fukki at ak juróom-ñett ci école yi primaire yi lycée yi et cetera ñu nekk ci banlieue de Dakar bi tàggat nañ leen nag ci concours boo xam ne ñu ngi koy woowee Via Créative mu nekk concours boo xam ne Fondation Total Énergie ñoom ñoo ko moom ñoo ko créé di ko déroulé ci pays yu bëri ci dëkk bi. ci àddina bi concours boobu dinañ ci jàngal ndaw ñi lan mooy gestes yi baax yi ci sécurité routière pare ñu invité leen ñu créer ay affiches pour sensibiliser ñoom à leur tour seen moroom yi. waaw mais xam nga concours bi li ko lal idée bi mooy c'est que dañoo gis ni accident yu bëri souvent ci nit ki la ci nit ñi ñoo dul am comportement yu normal ci tali bi moo tax ay accident yu bëri moo tax Fondation Total ñu créer concours Via Créative ak programme Via tey boo gisee lii yëpp am c'est pour yaraat nit ñi ci ni ñuy comporté woo ci tali bi nan la ñuy jéggee tali nan la ñuy sécuriser sa bopp ak sécuriser ñeneen ñi ci tali bi moo waral concours bi. xabaar yi woy li moom du concours waaye ay nit ñoo ko doon def di jël lenn ci ay xëtu yéene kaay yi xëy di génn di ko soppat di ca def leneen lu méngoowul woon ak ñi ko génne lañ ca defoon ca ba bu ngeen seetloo fan yi xaw doon koo nemmeeku ci réewum Sénégal lu ni mel nag naka la mën a amee maanaam ci liggéeyu taskati xibaar yi ak yéene kaay yéen ko def ak it naka la mën a indee gàllankoor suñu reporter soxna Khadija Ndaat Diouf def na ab doxantu ci yenn rédaction yi reportage. lu toll ci juróomi quotidien yu nekk fii ci Sénégal lañ daal di jël seeni une maanaam page ba ca gën a fës daal di koy coppi def ca yeneen xibaar yi nga xam ne wute na ak ya fa nekk lii la nag nekk li nga xam ne yile quotidien ñaawlu nañ ko lool. biñ ci réagir biñ ko jotee am nañ ci naqar wax dëgg yàlla parce que ku xam Sud Quotidien quand même ñu ne la Sud Quotidien génn na benn une boo xam ne mu ngi jël benn kilifa. ci politique Sénégal nga def ko ci innam ni ko yaayam juree woon nga génne ko ci xam nga yooyu moom waxuma la Sud Quotidien rek mais amul benn journal bu am droit def loolu parce que ñun li ñuy tënk mooy éthique et déontologie. bu ñu sukkandikoo ci kàddu rédacteur en chef yi nag lii du dara lu dul ay manipulation. gis nañ temps yi nii xam nga ci réseaux sociaux yi. ñu jël ay une journaux comme suñu journal L'Observateur ñu koy détourner di ci def lu leen neex xam naa ni di ci jublu ci manipulation lañ ci jublu parce que du L'Observateur kese gis nañ yeneen quotidien ay Bës Bi Sud Quotidien Walfadjri yeneen kii xam nañu y a des gens yoo xam ne ce sont des personnes mal intentionnées ñoo nekk ci ginnaaw di def loolu à quelle fin kenn xamu ko peut-être. ñoom rek ñoo ko xam loolu moom c'est regrettable quoi parce que loolu honorewul la façon de faire la politique ici au Sénégal xam nañu c'est des fins politiques moo tax nit ñi di ko def donc loolu dañ koy ñaawlu rafetul daal. waaye tamit lu ñu xamle rek bokk na ci liile mënul yàq benn yoon seenub liggéey.
non mënul indi ñagas suñu liggéey mais dina quand même yokk nga bàyyi xel ci version PDF bi ngay joxe mënul indi ñagas parce que comme ni ma la ko waxee woon léegi waxuma rek waxu Sud mais man gëwuma dina am benn journal bu wonee loolu fii ci Sénégal. par exemple première personne bi ma yëgal loolu c'est une personnalité politique moom ma njëkk a woo mu ne Abdoulaye seen une bi def leen attention am na kenn ku ko détourné di ko saytee dugal na ci turu benn homme politique ni ko yaayam juree la ko génne mais ñun xam nañu loolu du Sud parce que. gannaaw ba quotidien yi nga xam ne ñoom la ñu détourné seeni une ñaawloo yi la jëf lii di coordination des associations de presse xam la nañ ne bile mbir neexu leen dara ndax dafa bokk ci désinformation ñu koy naan fake news bile mbir nag tax ba ñiile nar a jël seen matuwaay ngir bépp page bi nga xam ne ñooy publier xibaar yu wérut yi ñu daal di koy bloqué. jaajëf soxna Khadija Ndax Diouf yegg nañ ci article de la semaine ba tey mbirum tasum xibaar lay doon ndax ñu ngi koy fàttaliku ba fii muy Babacar Touré nekkoon na fii mu jiite woon CNRA moom bokk ci ñu taxawal groupe Sud Communication ci ab yéenekaay ba ci ab rajo tey ji yéenekaay bi mu fi bàyyi Sud Quotidien doon ko delloo njukkal Babacar Touré moo doon kan ak génn àddunaam ñu fàttaliku ko ñëwaat ci ak El Hadji Malick Cissé. li ma xam te ñun looloo ñoo tax a jóg ndax li ci def yëpp dañ koo def pour feesal xëy na grille bi mais ñun information rek lañ jàng moom lañ xam moo ñu tax a jóg. mu bokk ci pionnier yu fës lool ci média indépendant fii ci Sénégal Babacar Touré taxawal groupe Sud Communication nekkoon fii njiitu CNRA wuy na suñu borom ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet atum 2020 Sud Quotidien di ko njukkal ginnaaw ba mu faatoo ñaari at a ngi nii. li ñu préféré titre boobu mooy que ne d'abord ñëpp ñu ngi xam ne 26 juillet la Babacar Touré génn àdduna mooy nekkoon bisu dimanche bu metti ci presse sénégalaise mais aussi ci presse africaine. moo tax nag daaw boo xoolee dañu bu mu motee 1 an dañu génne woon benn numéro spécial sur lui jox parole ñu bëri ñi ko xamoon dans le milieu ci milieu presse bi milieu média. ñi ko xamoon ci milieu syndical ñi ko xamoon aussi ci milieu politique parce que c'est un militant de la gauche qui est tombé dans les médias c'était un révolutionnaire déjà deux ans bi ñi nga xam ne tey jii ñu am lourd héritage bi nekk Sud Quotidien toog fii di liggéey malgré disparition am parce que nekkul woon rek sunu kilifa journaliste nekkul woon seulement président groupe bi mais c'était notre principal bailleur fépp fu amoon pax bu ñu amoon problème pour fayeeku moom moo doon génne ci poosam si yeneen activités yu mu doon mëne pour mun ko dugalaat ci biir Sud donc il y tenait comme tubaab di waxee comme à la prunelle de ses yeux tenait à ce Sud là ces 3 lettres là Sud. donc ku mel noonu liggéeyal Sénégal liggéeyal liberté d'expression liggéeyal liberté de presse liggéeyal Afrique liggéeyal presque le monde entier mënoon leen ko fàtte parce que tout simplement génn na àdduna il y a de cela 1 an 2 ans loolu mënul woon nekk il était de notre devoir encore de continuer à lui rendre hommage. presse bi ñàkk na ku màgg ku wax li ni mel di rédacteur en chef bu journal bi di Sud Quotidien Babacar Touré xarañteem ci wàllum liggéey kenn du ko naatable fulla ak fayda dëgg la siy boole. xam nga moom da doon orienté lu bëri boo nekkoon ak moom da ngay am garantie. maanaam da ngay am garantie bu baax doo ragal dara parce que da nga xam ne d'abord nekk nga kenn ka nga xam ne kii extrêmement rigoureux et puis da nga ragal sax tooñ information ñemewoo ko génne te du dëgg di nga ko saytu di nga ko vérifier et doo yem aussi ci information jox lañ la ko mais di nga ko déconstruire aussi bind commentaire mu accompagner ko pour opinion bi mun si def idée am. je connaissais bien ces relations yu mu amoon ak ndem si yàlla Sidi Lamine Niass quelle que soit la concurrence bi fi nekkoon Sidi bu mu ubbee sa télévision c'était Babacar Touré moo defoon benn discours bu extraordinaire bu marqué woon esprit yi. li Hubert Beuve-Méry fondateur du Monde di wax les moyens de vivre qui ne prennent pas le dessus sur nos raisons de vivre malheureusement nag précarité bi nekk ci média bi léegi da ngay gis sax nit ñi di jaay ba jaay sax seen une
jaay ba jaay article appel à la une da nga koy dégg revue de presse yi aussi c'est la même chose da ngay gis sax benn nit bu wax loo xam ne amul bopp amul genn ñu téye ko ci revue de presse bi di ko taay Babacar ñemee woon def loolu amul benn article buy génn ci page une Sud Quotidien te nekkul benn article bu ñu wooye bu am plus-value ñemee woo ko def bu amul plus-value mun a fexee ba génnee ko ci une Sud rax ci dolli am na benn page bu muy woowee moom la page noble la page 3 munoo fexe ba am xaalis ba jënd la page 3 de Sud munoo fexe loo ci mënut a dépenser ci xaalis dañ naan non jël leen ko ngeen dugal ko fu leen neex si waa ji bu buggee page 3 nee leen ko jaay leen page 3 bi c'est la page noble. BT nekkoon nit kuy boole ñëpp lépp lu jëm ci wàllum xeexu liberté ak démocratie loxo mu ngi si biir Wade président mu nekkoon lu fës si yéenekaay bii di Sud Quotidien ñaar fukki fan ci weeru mars atum 2000. dafa nekkoon kenn koo xam ne aussi dafa bëggoon ngay dem au-delà de la vérité officielle par exemple nga ñëw wax ak benn nit kilifa muy nekk kilifa diine kilifa aada journaliste wala nga nekk ak homme politique mu wax benn affaire mais moom day fexe toujours ba nga déconstruire loolu na nga dem ba dépasser lu tax kooku wax lu parce que ku la joxe information rek am na ci intérêt direct wala indirect donc da ngay dem ba dépasser kii boobu noonu nga dem lu ñuy woowee tubaab di woowee au-delà de la vérité officielle man dama lay jox benn anecdote rek Saïd Fakhri dem si yàlla bu mu démissionné fédération sénégalaise de football dafa jékki-jékki rek mu génn ci bureau mu fekk mu ne ma Boy Thiam ma ne ko naam mu ne ma Sud FM nee na Saïd Fakhri démissionné na suba nag xam laa lay yëgal bugguma gis ci sama journal Saïd Fakhri jette l'éponge Saïd Fakhri a démissionné ma toog jaaxle jàpp sama bopp ma ne ko mais grand bi lu muy wax nii xam nga après Serigne Mour Diop bi nekkoon ak man ñoo nekkoon desk sport ak Mbaye Kassé ñu ne ah bon tu n'as pas compris lu mu bëgg wax demal au-delà de la vérité officielle recherche lu tax lu mu bëgg xam mooy bu ñu yem si lu Sud FM wax ñun média froid lañu ñoom média chaud lañu joxe nañ information bi jeex na Sénégal yëpp dégg na ko yow nag li nga war a gëstu pour xam lan moo tax Saïd Fakhri démissionné si la génn dem ma def ay investigation effectivement ma xam ne pression familiale ak yeneen pression yi nekkoon ci ginnaaw Saïd Fakhri ba mu tul woon tenir il fallait que mu jeter l'éponge donc le lendemain mu woo mu félicité ma mu ne ma lii la ñuy xaar si yéen liir naa Asma Demba Ndiaye liir naa Demba Ndiaye liir naa ñeneen ak ñeneen mais à chaque fois boo leen joxatee parole ñuy wax des anecdotes ci Babacar da ngay naan ah mais quand même cet homme-là c'est pas pour rien qu'on dit que c'est un homme multidimensionnel. mu génn àdduna ñaar fukki fan ak juróom-benn si weeru juillet atum 2020 Babacar Touré mu ngi amoon juróom-benn fukki at ak juróom-ñeent lu leer ba leer mooy BT dafay des si mémoire u taskatu xibaar yi ba tey. li nga xam ne gëstu nañ ko ba mu wër ba mu wër ñu wax ko te seet nuñ koy waxee. jaajëf El Hadji Malick Cissé jaajëfal groupe Sud Communication di leen delloowaat di leen masawu ak di ànd ak ñoom kilifa gu génn àddu ñaari at boobaak léegi li mu tëj xabaaru marax yi gërëm équipe bi ànd ak ñun waaye jàppale incha allah ITV i rajo ak mboolem bànqaas yi li nga xam si moo di tamit bés bi ak it emedia.sn daañu ànd ak yéen li ko tàmbalee 22h ci élection législative incha allah tey jii 22h daañu ànd ak yéen ba guddi gi sori lool ngir ànd ak sunu ay correspondant ngir ngeen xam mbooleem tolluwaayu wàcc ay élection yi ci département yeeg région yu Sénégal yëpp ngir ana fu dispositif yi njël yëpp toll ak jëmtukaay waaye itam ëllëg incha allah fajar 6 heures du matin la ñuy ubbi antenne bi ak suñu ay équipe ba xaaju guddi moom itam ba guddi gi sori lépp ngir am résultat yi noonu kon loxo groupe bi nar a ànd yéen kon ba ci kanam incha allah 19h45 Adama Anouska Ba ci xabaar ci français jàngeen jëf.